salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan ci réew mi ak ci biti réew ñu ngi leen di nuyu am mbégte jàkkaarloog yéen ci seen télévision Futurs Médias ci seen émission bu mag bi ñuy wax wëndeelu di nuyu ñëpp di jiital kilifa diine yi nekk ci réew mi jiital sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes sëriñ Maodo Sy Dabakh sëñ Babacar Sy Abdou ak njabootu maam Seydi Hadji Malick gépp waaye di nuyu nag sang bu tedd ba ca Touba di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér ak njabootu maam sëñ Touba gépp di nuyu bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi di leen ñaanal yàlla fanu gudd ak wér te yàlla yéegal leen ca maqaamay mag ña mbokk yi tey ñëwaat nañu ci seen émission wëndeelu bu ngoog ngeen dégg nag mooy alalaake mooy li nga xam ni mooy firi yàllaa ko dogal wala yàllaa ko def kon mbokk yi loolu moo tax lu mayug yàlla foor bu dogalub yàlla ñëwee mu randu moo tax ma seex kook sama nawle yi nga xam ni saa su nekk damay toog ak ñoom am mbégte ci waxtaan ak ñoom ci plateau bi ci bis bu mag bii El Hadji Mamadou Mbaye Garmi daratu la présenté ñëpp xam nañ ko ci yiw ci mbaax ci wax lu rafet doo ko dégg mukk mu wax safaan waaye ci melokaan woo xam ni ko gis sopp ko tubaarkàlla yàlla na yàgg te mu ànd ak wér El Hadji Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay El Hadji Abdoul Aziz Maam Fama di dolli nag di ndokkeel ndax ku ne xam ne dañoo génn ci weeru jigéen ñi kon ñu ndokkeel sunu ndey jooju baax jooju di Maam Fama ma ca Tiwaawan ñaanal ko yàlla guddal fatam te sàmm ko ndax loolu ku ko nuyoo dana la touché lool Abdoul Aziz. waaw dëgg la. ndax ndey dafa foor man nangoo ci géwél bu mag mu ne daal ndey dafa sori ci doom ndax bu koy nàmpal da koy xool kon maa ngi nuyu ajaratu Maam Fama mu baax moomu di ko ñaanal yàlla may ko wér te guddal fanam Abdoul Aziz di la sargal nag bu baax a baax di la ndokkeel ci émission bu mag bi tey nu tàbbi di émission boo xam ne bile dañu ko jagleel nit ku yàlla baaxal nga ne léegi buum gi dogalu yàlla lu tudd te jaam dafa war a nangu dogal su bëggee noppalu lu yàlla dogal day xam ne lii la yàlla dogal mu kontaan ca kon tey tubaarkàlla bu nu tàbbee ci buum googule sunu jarbaat bu baax bile nga xam ne nii ndaanaan bu fi jaar yor na kooraam uuf ko xalam ko nga way bu duggee ci buum googu dan ci kontaan am ci mbégte bu baax a baax Abdoul Aziz daal maa ngi lay wax ni daal réew mi daal réewu jàmm la ndokkeel nag sëñ Mountakha bu baax mi ci jëf juree ji mu jëf ndax bu nu laajee 800 millions yu teg ñu ne nañu tàbbi ci dialyse mu ne génne naa 30 millions dugal ca kii daal dëgg-dëgg homme de paix la kon sunu xalifa bi ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko
sàmm xalifa yi nekk ci réew mi yëpp di wax ne daal dëgg daal am na mag ñoo xam ne ñi bu ñu yàlla bàyyee ak ñoom dimbal moo tax yàlla bàyyi noog moom kon yàgg googu yàlla na yàgg te sax Abdoul Aziz di la dellookat. jërëjëf El Hadj Mamadou Mbaye Garmi ci foofu nga duggee ci sëñ Mountakha yal na yàlla yokk yiwam guddal fanam citoyenneté ngi noonu. Mamadou loolu ak ànd boo yëkkatee sa kàddu ñëpp déglu boo santaanee ñëpp def. dëgg la moo tax nitu yàlla am na solo. El Hadj Mbaye Dieye Faye ba géwal mi nga xam ni bu cëgg di ci guy ju war a rëkk mango ji mi mooy ñëw sukk toog léemu géew doog a wax moom laa jàkkoor tey ci plateau bi El Hadj Mbaye Gueye maa ngi lay nuyu. jërëjëf Abdou Aziz ziar naa la jox la sa wàccuwaay gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed dugg ci këru diine yëpp fu ne ñu joxe fa loxo di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér tey sàkku seen ñaan ziar sunu sëriñ Babacar Sy di ñaanal sunu ay waajur yi fi des yal na leen yàlla saafara teg leen loxo ñu ngi ñu ba ca kanam Abdou Aziz ma ziar kër gi ziar sama xarit sama mbokk mon jumeau le président Youssou Ndour boo ko tuddee rek tudd nga lépp ndax nag l'union fait la force mbooloo mooy doole famille chaîne la ku ñëw ak sa lonku ku lonkul yaa wàññi ba ko yàlla jiitalee ñi topp ci ginnaaw ñëpp danoo lonk waaw daan lonk rek mu gudd te xam ne nag waa ji Sénégal gii la juddoo màggee fi tekkee fi di fi terale créer maanaam ay emploi kooko Youssou Ndour man ko xool noonu te bàyyi ko doon ziar nag ki yàlla teg réew mi ci boppam sunu président de la république booy ñaanal réew da ngay ñaanal ki yàlla teg réew mi ci boppam muy le président Macky Sall ak soxnaam Abdou Aziz ma ziar la yow Aziz Mbaye yaa baax yaa am maanaa yaa mën a màggal nit gar mi wax na ko Aziz ma faama dàkkantal bi sunu yaay baax lool Aziz amal jàmm loo song mu dib lëndëm yàlla na ko yàlla def leer waaye Mamadou Mbaye kenn du yow Garmi yàgg naa la wax ni sa tur rek doy na Garmi Mamadou Mbaye Garmi kun ko tuddee rek parce que la ñu xool ci yow ba tuddee la ko doy na doomu aadama yi Garmi amal jàmm yow da nga mën a màggal doomu aadama booy wax baaxu nit day mel ni sax yow mosoo jëf lu baax waaye nag sunu borom nee na booy wax baaxu doomu aadama yàlla day gën a màggal sag baax ay kon nag yow ziar nan la amal jàmm wax nga ko fa ñu jógee jigéen ñi cey jigéen ñi kenn du ñoom cey jigéen ñi kenn du ñoom na kër rëy alal ji bari bu amul jigéen zéro dëgg la de yàllaa leen fonk waaw moo tax may wax naan bu la maytee 1 million jëlee 500 yi sax jox leen ko. dëgg la Mbaye. Thierno Seydi Aziz plateau bi am maanaa tey ki ñuy waxtaane Papa Diouf ndar bu mag bi le président Papa Diouf muy perte bu mag tey Sénégal ñëpp ngi toog di déglu Europe ngi toog di déglu li ci football waaye ndar yëpp nga taal seen télé fa la soxee ko kan ñëw toogal ko Seydi mii di nit bu bari valeur am maanaa lool moom nag dafa xam sama famille yu jabar sa jigéen bi ñoom Mame Ndiaye mu baax waaw daan naan attaay ca kër ga léegi rek mi ngi may laaj Louis Ndiaye mi nga xam ne dafa am doom ne Mame Ndiaye amaat doom ne Mbaye Dieye sama goro boobu chéri Ado kontaan nañ trop jàkkaarloog yow ki ñuy waxtaanee tey ku ñu jara waxtaanee la Abdou Aziz wëndeeloo ngi noonu Mbaye Gueye qui incarne la joie de vivre boo ko gisee rek xam ni nit daal day dund te bëgg lu baax jërëjëf am respect ci ñëpp am cofeel ci ñëpp yéene ñëpp jàmm am jàmm mbokku téléspectateurs yi tey ñi ngi ñëw ci kook ci réew mi ak ci biti réew fu ñu ko tuddee nit am ci moom sooxa te bëgg ko wax naa leen sànq ci sama njëlbeen wax li mayu yàlla lu mu foor foor bu dogal bi ñëwee mu randu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ca may yu mag ya ba dogalu bu yàlla ñëwee dafa dem dégg nga léegi ñu wax xaadimu rasul dégg nga léegi wax maam Cheikh Seydi Hadji Malick ak maam Limaamu mbokk yi bis baa ngi noonu ñuy fàttaliku kenn
koo xam ni ñu ngi koy tuddee Pape Diouf Mababa Diouf mooy tur wi dëgg waaye tur wi ñu ko jàppee mooy Pape Diouf waxtaane ko nag dina yomb ndax as gor bu bëggee réewam wut xam-xam ba mu am ko jàngi bitim réew am fa cër ñamu nekkal di ay tubaab dem ba xam nangul ko cëram waa réewam war nañ ko nangul cëram dëgg la waay 31 mars mu génn àddina mooy kii Covid njëkk a tëral ci sunu réew ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana képp koo xam ne moo la tëral ak kum tërul nag sax sëriñ si yéen ñi sëriñ si dem nañu kilifa yi dem nañu pour waxtaane ko nag dafa yomb da ngay indi ko xam sama maam nee na boo bëggee waxtaane nit da nga koy laaj ñett muy yan mu ne man laaj ko koo xam ni xaritam la bu yàgg te tàggoowunu wala nga laaj ko ku mu àndal tukki wala nga laaj ko ay bokkam Thierno Seydi mii ñu nekkal nag tey doom la ci Pape Diouf ñu indi ko mu tàggat ko xiirtal ko ci boppam dem ba ci dundam la ca mujj ci magam mu fi teg ko ci wetam di wax ak moom lu mu dul wax kenn di jëflanteeg moom lu mu dul jëf kenn indi ko ba mu jege ko mu teg ko ci yoon wi nga xam ne ci la nekkoon ba pare topp ko di ko surveiller Thierno maa ngi lay nuyu macha allah Abdou Aziz maa ngi lay fay di la delloo sa wàccuwaay di nuyu Garmi. waaw maa ngi laa fay Seydi kon ni ko Mbaye Dieye wax tur bi rek. waaw na boppam Garmi jërëjëf Seydi. di nuyu Mbaye Dieye ci wax ji mu wax ci wax ju rafet ji. waaw parce que Mbaye moom dañuy yàgg na. boobu temps au Gibraltar. yu bëri ñu bokk li ñu lëkkaloo. ay nit. vraiment nga woo ma ci émission boo xam sawar naa ci trop. parce que dama ne woon sax man ay émission ji wax Pape Diouf dafay xaw a diis ci man. parce que ba léegi dafa jàpp ba tey. mais du ñu rendre hommage fii Sénégal ma toog fii ñu woo ma ci loolu ma bañ a ñëw. moo tax ma ñëw vraiment wuy si leen di waxtaan ñu war a waxtaanee ku mag. un grand monsieur. un grand bonhomme un grand africain. moo tax daal vraiment. xam naa ne wax ji du ma ci sori parce que daf may jaxase. dëgg la mais daal mais luñ ciy wax rek bàyyi am na luñ nëbb. waaw grand bu baax. jërëjëf Seydi ci loolu mu wax mbokk yi nit ki nag bala nga koy waxtaanee da nga koy xam Mamadou. dëgg la lool Abdou Aziz. kon mbokk yi dañu bëgg rek ñu seetaan télévision tuuti ñu wax nu kan mooy Pape Diouf. Hier, mardi 31 mars 2020, à 19h43, le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au Covid-19 en la personne de M. Mababa Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. mu nekkoon bés boo xam ne Dakar ba Marseille dootuñu ko fàtte ndax nag ci leen xam leen ni woon Pape Diouf génn na àdduna li ko waral moo di dayoo bi mu amoon ak it nin ko ràññee ci àdduna wërngal këpp ci déndu Afrique rawatina ca France. Pape Diouf réewum Tchad la juddoo laataa ko nijaayam di jëli ci diggante juróom-benn jàpp fukki atam ci la tàmbaleem njàngam ci réewum Mauritanie waaye bi muy am fukki at ak juróom-ñaar ci la ko papam yóbboo ca Marseille. Pape Diouf di wéyalum njàngam ca institut d'études politiques d'Aix-en-Provence laataa muy dugg ca PTT ca noonu ci la xamante ak ku tudd Tony Salvatori moom mi daal di koy dugal ci ëttu taasukaayu xibaar gi di journal La Marseillaise gannaaw ba ci lañ ko embauché Pape Diouf door carrière journaliste daanaka lépp lu Olympique Marseille doon def moo koy couvrir cofeel ak xam-xam bu am solo bi mu def ci football dem na ba tàbbal ko mu nekk agent de joueur mu jot faa dugal ay footballkat yu bëri waaye ñu bàyyi ko ci déndu Afrique ñu mën caa lim Bavil Boli Marcel Desailly Bernard Lama William Gallas Grégory Coupé Didier Drogba wala sax Samir Nasri ci atum 2004 ci la Pape Diouf nekkee manager général club bile di Marseille fekk booba ay jaar-jaaram ak ni mu maîtriser lool dëkk bile di Marseille tax mbir mi yomb lool ci moom gannaaw ba ci lañ ko tabbee ci présidence du directoire bu Olympique de Marseille menn at rek lañ cay tekk mu yootu ngir jiite club bile di Marseille mu nekkoon nit lu yomb lool ndax cofeel bi nga xam si njiit yi fa nekkoon ci yooyu la jamono am nañ ko ci jëmm ji di Pape Diouf jaar-jaaru président Pape Diouf ci Olympique de Marseille mënuñu ko wax ba daaneel te fàttaliku wunu classico bu am solo bi amoon ci atum 2006 doxoon ci diggante Olympique de Marseille ak Paris Saint-Germain nekkoon 30e journée bi
championnat doon xewee ca Parc des Princes ak doxalin bi nga xam si Pape Diouf daal di na ko cay am daal di ŋàññe bu baax a baax norme sécuritaire yanu ca tegoon loolu sax taxoon ba yenn ci ay supporters jóg ngir dal ci kawam leneen loo xam ne itam marqué na loolu nekkinu Pape Diouf ca Marseille moo di digganteem ak joueur bi la di Franck Ribéry ak ñàkk déggoo gi doxoon ci seen diggante jaar yu am solo yi nga xam si Pape Diouf daal di na koy def ci jamono yi muy nekk ci Marseille tax na ba nu duppee woon ko le bâtisseur doomu Sénégal bi dem na sax ba yéegal lu tollook ñaari yoon Olympique de Marseille ci kaw podium bi ci mujj di atum 2009 waaye mujjeewu koo jël tax Pape Diouf daal di soppi entraîneur dem jëli Didier Deschamps ngir mu ñëw coacher Olympique de Marseille gannaaw jaar yu am solo yoo xam si Pape Diouf def na ko ci bopp Marseille ba àdduna wërngal këpp daal di koy ràññee ci la duggsee ci langue politique gi atum 2013 François Hollande tabb ko mu nekk chevalier de la Légion d'honneur ba tey ci politique atum 2014 ci la Pape Diouf demee fekki Jean-Pierre Foucault nekkoon actionnaire ci Olympian Communication School ak Institut européen de journalisme bu nekk ca Marseille waaye nag Pape Diouf du mujjee yàgg dara ci langue politique gi ndax nag nee na doxalinu politique foofee ca Marseille nan koy defee àndu ci woon ci ponk yu bëri Pape Diouf doomu Sénégal bi nekkoon itam doomu Marseille bëgg-bëggam yi ëppoon doole bokkoon na ci gis équipe nationale bu Sénégal jël Coupe d'Afrique des Nations waaye loolu du ko mujjee fekke ndax bés ni tey yamoo woon ak fanweeri fan ak benn ci weeru mars atum 2020 ci la ko sunu borom moomee gannaaw ba mu dundee lu toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ñu denc ko ci armeel yu Yoff yu nekk ci réewum Sénégal ci Dakar ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko jéggal ko te xare ko aljana. Sans doute la maladie. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Ne plus rien pouvoir faire. Je crois que c'est ça surtout qui est effrayant, oui. yal na xeppee ji àjjana gis ngeen ko noonu ci tolka gi ci doxin wi nit ak gëm-gëmam Mamadou nit ak réewam nit ak ambition defe naa damay ñëw ci ki nga xam ni mooy Thierno démb la woon lan moo xewoon ak lan ngeen def dama la mu lenoon lu mat 1 an bi mu génnee àdduna ak léegi xam nga daaw dafa moment bi muy génn àdduna dafa nekkoon ci contexte sanitaire bu metti metti na ba léegi sax waaye boobu temps àdduna bi fa jaxasoo malheureusement ku toll ni Pape ak dayoo gi bu am génn àdduna noonu ñu bari mun ñu woon ñëw jaale si Sénégal ay xaritu sénégalais ay xaritam mun ñu woon ñëw nit ñi di dund dëj bi à distance yàlla def 1 an après ñu bokk ci xaritam yooyu décidé ne dinañu jéem a ñëw au moins ziar ko ci bàmmeelam te bon comme man ñu bari dañ ma dàkkantal ak Pape ci la ñu décidé ne nañu ñëw organiser leen ñu ñëw ziar ko ñëw ci bàmmeelam ba pare def li nga xam ne moom rek lañ ko ameel moment bi mooy wàcceel ko ay kaamil donc ci lañ ko def man ak waa këram fële bopp ak ay xaritam ak ay yoo xam ne xaw ma ne sax dañ maa war ne ma ñun tey wàcceel nañ ko kaamil donc vraiment loolu noonu lañ ko organisé loolu nit ñi ñëw y avait le président de Nice Julien Fournier Marcel Desailly ku xam Marcel Ndeye Pape donc Didier Drogba naroon na ñëw malheureusement jour bi muy jël avion dafa raté vol bi donc mais bon ñu jéem a célébrer rek 1 an yi fàttaliku Pape fàttaliku ay jëfam ak ay jëfam ci àdduna parce que vraiment Pape moom il a vécu utilement waaw àddunaam dundam dafa am lu muy jëriñ parce que dafa nekkoon ci benn dimension boo xam ne sénégalais sax xamuñu ko woon parce que en fait Pape ñu ngi koy bëgg a xam dëgg-dëgg bi mu nekkee président Marseille bi mu nekkee président parce que poste bi mu occupé woon la mais Pape ñun Europe ñu fa nekk yëpp ci àdduna bi ñu monde football ñoo xam Pape ñoo xam Pape jërëjëf kon bala may egg sama gars yi parce que Mamadou jullit bu làqoo dañuy wàcce kaamil dëgg la ziyaare mbokk yi daje ñu jàng alxuraan ñaanal ko yàlla seral ay yaxam ñu seetaan élément bi bala ma leen a jox yéen ñi nga xam ne jàngat bu mag ngeen ci war a jàngat ci nit koo xam ne da ngaa dem def lu baax bàyyi nit ñi ginnaaw ñoo lay fàttaliku ñu seetaan élément bi
ne ñun kat ñoo doon ànd ak moom ci àdduna doon yëngu ki luñ doon bokk yàlla weddi dundam ñun ñi fi yàlla bàyyi xam ñu kañ la waaye dinañu wootee mboolam jullit yi ñu ñëw defal ko lu gën a rëy muy alquran ndax yàlla wax na ni innahu la quranul karim ne fi kitaabin maknuunin laa yamassuhu illa almutahharun ne nag waaye tanzilun min rabbil alamin ngeen di ko defal Pape Diouf mu nekk lu rëy wa taxsibunahu hayyinan wa huwa inda allahi al azim yéen ñi ko def xeeb ngeen ko bu ngeen amoon lu gën a rëy lii ngeen defal ko waaye mënoo leen am lu ëpp alquran kon defal ngeen ko lépp kon Papa Thierno sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen lu jiitu nag muy ñëw yónnee na ay njabootam ñu jàng fi alquran téeméer saar la ak fukk ak ñeent mu ne ñu bu ngeen jeexalee ngeen jàng ñeent fukki yaasin ak benn te fii ñi fi nekk li sama waajur wax rek xëy na seen mekke bi moo am fu mu leen di yóbbu waaye ay doomu soxna lañ ndax léegi ñun bi ñu doon jàng téere yi ñun dañ ko doon xool waaye léegi rek am na koo xamante ni damaa jug mu ne ma foo tolloo ma won ko wa jaa min aqsa madinat rajulan moom da koo tari ci bopp bi kon loolu day firnde ni ñi fi toog ay doomu soxna lañu Cheikh Sidiya nag ñëw na benn saaru alxuraan rek doyoon na ndax benn bismillahi rahmaani rahim rek buñ ko defaloon mu doy waaye ba mu bëgg jëmmam ji nga xamante ni léppam la ki lépp yu corno lépp Alaaji Sidiya la lii nag moo ko tax a jógee ba Casamance Cerno mi tamit li mbir mi jaral ko lépp lu mu am ak lu mu mën lu mu mënul mu def ko ci ndax moom dafa doon wax ni sëriñam ci mbir bi mu nekk mooy aji dem ji di Pape Diouf kon nag ñu déglu sëñ bi ñu jàng xadma bi buñ jàngee xadma bi ñu ñaan wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa maulana muhammadin xaatimin nabiina wa imaamil mursalin amin ya rabbi amin allahu ya rabbi jërëjëf ñaan yaa ngi noonu yal na yàlla nangu ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel amiin yàlla xare ko àjjana yeesal yërmandeem ak ku ko fa fekk ak ku mu fa fekk bi jaadi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam El Hadj Mamadou Mbaye Garmi defe naa ne jëf lu baax dem nit ñi fàttali ku la am na solo Abdoul Aziz da nga tudd léegi bopp bi nga xam ne nii fa la Pape Diouf dëkkoon nekk fa ak njabootam ñu dénk ko xaditaal mu am ca Demba Diouf ak Aminata ci dëkk boobu fa la Bamba Souran nekk di bopp dëkk boobu nga tudd Abdoul Aziz fa la Bàcc Diop nekk dëkk boobu nga tudd Abdoul Aziz ci pays bu mag boobu mi ngi bokk ci commune de Biscuiterie yi fa nga xam ne nii dëgg fa la footballeur yi mag yi nekk te maire bi di Alaaji Djibril Wade mi nga xam ne tey moom lañ dénk commune ba Pape Diouf di kenn ci moom di mbokkam Doudou Wade waaye maa ngi lay wax dara Abdoul Aziz baatu allahu mooy njëkk ci nit moo ciy mujj kon màggal ko jox leen cër am na solo da ngay xool rek tey bi xew-xew bi amee ba ñu tàbbi ci at le 31 mars dellu si kenn tëggalu ko dara rëkkaluñ ko dara dañu daal dëgg-dëgg nañ dellu ci alxuraan yàlla bi tinu ko waaye ku xool jataay bii xool tul tànk yi nga xam ne nii ku ci nekk bàkkaar laalagu la ñooñu seen allahuma yàlla du ko delloo mukk incha allah loolu moo lay wane tey kii tey ñu daje ci bopp ñaanal ko yàlla ñaanal nañu koo xam ne kile kaamil yi bari na muy ndar ga mu soqi ko te alaaji Mbay Géey wax ko kaamil yi bari na muy fuuta ga mu soqi ko ca wurus ñang mi nga xam ne mooy maamam ak xadi ñang kaamil yi bari na ak mbokk yi nga xam ne nii su mandat masaana tabbi ñu ne fan la mandat bi jóge mu ne ñu nga jóge ca Papa Diouf muy dundal doomu aadama yi kooku tey nag bu génnee àddina yëpp tubaarkàlla ku ci nekk am nga cër boo xam ne bi sa diggante la ak moom moo tax am na ñaan yoo xam ne bi lay du téppi
dañuy ñaan rek yàlla na yàlla nangu ñaan Alaaji Abdoul Aziz. jërëjëf Mbaye ma dem ci Mbaye Dieye defe naa ni am na loolu loo ci sànni bala mooy ñuy témoignage bi nga xam ni ñi nga xam ni ñoo nekkoon ak moom ca France di ay tubaab ñoo ko yëkkati ay kaddu joyal ko ci bis bi bala may ñëw ci ki nga xam ni mooy Thierno. Alaaji Abdoul Aziz jërëjëf ca fa nga tàmbalee ba fi nga dalee ci Mamadou Mbaye Gar mi ñëwati ci man jox kàddu gu Thierno Seydi mi nga xam ni jigéenam bi Tamaro Seydi moom daf maa gisee nga Mbaye Dieye yow rek laa bëgg suñu jigéen boobu Alaaji Abdoul Aziz ma dellu waxaat la ni ñi ngi waxtaanee nit bu amoon valeur muy Papa Diouf ndar googu nee naa la sànq sama ndijaay la ndax ki ko meññ di waajuram bu jigéen nga xam ne nag moom mooy Aminata Mbaye ma seeni sama bàjjenu yaay la nee naa la sànq moom ak sama ndijaay du ñuy wax Ibba Camara Blin ñoo maase moom Pape sama yaay boot na ko ndax sama yaay ma nga jàngee ca kër sunu maam Alaaji Papa Gueye Isaaxa ca Ndar Papa Diouf buñ doon xëccoo ndax sax dinañ ci jot ndax nasaraan yi xam nga nasaraan dafa mën a jox nit valeur am lu toll ni Marseille ñu yëkkati ko mu nekk vice président ñu ne noonu ñu dem ba jox ko Marseille mu nekk président ba yëkkati équipe bi bi muy génn àdduna fekk na li dal suñu kaw ndekoon avion yi wàcc fii ci aéroport bi dinañ bari lool pour fekk dencam waaye yàlla dogal Papa Diouf soxnaam nag maa ngi koy wax léegi rek di sunu jigéen nag muy ummi Papa Diouf dama ne valeur moo dem maamam lañ ko tuddee waaye nag jamono ji ñu toll nii wax naa la li ma lim lépp ne ñi ngi toog di seetaan waaye askanu ngéwal ngi toog di seetaan dëgg la waay waaw dëgg la askanu ngéwal ñi ngi toog di seetaan mu fonkoon ay bàjjanam fonk ak i mboppam teral na ñëpp ku ne dimbali na la dimbali na nit bu ñuul dimbali na nit bu weex ndeysaan Aziz ki ñuy waxtaanee tey buñ ci taxawul daal di ne télévision bi nañ leen coupé lépp daal di dem ñibbi du jeex wallaay Mbaye Abdou Aziz da ngay daal di tàñaañal jërëjëf Mbaye ñëwaat jërëjëf Mbaye ndeysaan du jeex ñuy jaal rek Oumy Diouf bi nga xam mooy soxnaam ak ay doomam surtout nag ki nga xam moom la tuddee Samba Diarra Samba Diarra sëy bu rakku Chérif sëy xaritu Pape Diouf la woon ñu nekkoon noonu Marseille ndeysaan taaw moom la ko tuddee muy xaritam moo ko daan indi ci ñun waaw ñu nag ñoom Mbacke yoog Abdou Aziz Ngoné Tall ak Pape Dieng ñu bokk benn bërëb bu ko fa daan indi bu jógee vacances ñëw di ko seet si fii Sénégal waaw kon mbokk yi nit kaa ngi noonu ma may leen rek bala may ñëw ci ki nga xam mooy Thierno ñi nga xam ne ay nit ñu xonqaloon nekkoon ak moom te sàmmante kóllëre ginnaawam am ay témoignages yu ñu def bi ñu ñëwee ci bi ñu koy ñëw nii di ko sarxal bi mu amee weer ci biir suuf bi mu amee at ci biir suuf kon ñu dem ci ñu indil ñu élément bi ñu mën ci dugg ak Thierno ci ñi nga xam ñoo ñëwoon tey pour sargal si Pape Diouf. Tristesse évidemment, mais plein d'énergie quand j'ai pu recueillir un petit peu tous les témoignages de solidarité par rapport à la disparition de Pape. Je crois que Pape a su diffuser une énergie absolument incroyable à tout le monde et a su amener quelque chose de positif dans les vies des uns et des autres. Il a toujours eu un recul très fort par rapport aux choses et je crois qu'aujourd'hui on bénéficie tous de cette énergie et de ce recul. C'est pour ça que je dis que oui, il n'est plus là, on est triste, mais chacun d'entre nous a une histoire avec Pape. Et ce qui est assez significatif avec Pape, c'est que chacun d'entre nous a le sentiment que Pape nous appartient. Parce qu'il était tellement disponible pour les uns et pour les autres que chacun pense que Pape c'est à lui, Pape c'est son énergie. Donc voilà, tristesse, mais en même temps content d'être ici. Je crois que notre interview suffirait pas à ce que je vous en parle. Pape,
Pape, je lui disais souvent quand on était à l'OM qu'il s'appartenait plus, qu'il s'appartenait pas. Non, pardon. Tellement je sentais les gens et tellement de gens d'admiration devant lui, que ce soit pour le coup les blancs, les noirs, tout le monde. Moi, je me souviens, j'étais fier, et je le dis tout le temps dans tous mes interviews, mais moi j'étais fier d'être comme lui disait un de ses soldats, et fier d'être le soldat d'un président noir aussi. Et ça a compté, c'était une anomalie, c'est toujours une anomalie. Voilà, à part vous dire que j'étais super fier de travailler avec lui, le reste, votre interview ne suffirait pas. Bonjour Pape, j'ai encore un peu de mal à admettre qu'il ne soit plus là, alors je voulais profiter de cet hommage exceptionnel pour le saluer, et dans un décor qu'il aura aimé, une bibliothèque un peu symbole de sa culture, de son goût pour la lecture, de sa formidable plume aussi, que j'avais découvert dans le journal Le Sport où nous travaillions ensemble. Ensuite, bien sûr, nous avons partagé d'autres moments de télévision notamment. Il m'avait fait montre de son amitié en acceptant de devenir consultant sur mon émission Talent d'Afrique, sur Canal+ Afrique. Ça nous a donné l'occasion évidemment de partager beaucoup de moments. Mais plus que le journaliste, qu'il a été d'ailleurs jusqu'au bout, c'était sa passion ultime, agent ou dirigeant de club, toutes ces vies où je l'ai croisé bien sûr, je voulais surtout évoquer l'ami, et notamment l'ami d'Afrique, parce que c'est là-bas que nous avons partagé le plus de moments, notamment dans ces 10 dernières années. J'avais toujours plaisir à le retrouver là-bas, nous avions beaucoup d'amis en commun, et puis bon, quand on n'en avait pas, je trouvais toujours le moyen de le faire inviter comme ambassadeur d'un tournoi ou autre. C'était toujours un bonheur inégalé que de passer des moments avec ce grand homme, et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à faire cette émission et à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Merci à vous. Je m'appelle Etienne Mendy, ancien joueur professionnel. Après, j'ai aussi une carrière d'agent pendant 17 ans. Vous savez, c'est toujours difficile pour moi parce que Pape, c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'âge de 19 ans, qui a géré ma carrière de footballeur. Au moment où j'ai arrêté ma carrière de footballeur, on a tout de suite enchaîné, j'ai travaillé avec lui agent, jusqu'à même rentrer à l'OM avec lui, être son bras droit et tout. Donc ça veut dire depuis l'âge de 19 ans, plus de 30 ans, sans interruption, ça a été quelqu'un qui a toujours fait partie de ma vie. Donc quand vous passez 30 ans avec quelqu'un, ça représente beaucoup en fait. Ça représente beaucoup dans le sens où comme je dis, aujourd'hui j'ai 50 ans, 30 ans c'est plus de la moitié, c'est les 3/4 de ma vie, je les ai passés avec lui. On a partagé beaucoup de choses, que ce soit dans les moments difficiles, dans la joie et tout. Et c'est vrai qu'on avait une proximité qui faisait que quand j'ai perdu l'année dernière, j'ai cru que j'avais perdu comme si on m'avait coupé le bras et que j'avais perdu une moitié. Parce que c'était la seule personne qui était ici qui pouvait me faire changer d'avis. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, je suis assez têtu, déterminé, je sais ce que je veux. Mais il arrivait toujours, c'était la seule personne, je dis, qui pouvait me faire changer d'avis. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile parce que juste 5 jours avant, 4 jours, son décès, on était à la maison, on était assis. Et il était un peu malade et tout, j'avais été le voir, il pensait qu'il toussait un peu et tout. Mais la fois où je suis parti là-bas, je ne pensais pas que c'était la dernière fois que je le verrais. On a discuté et tout, après je suis parti, le vendredi il m'appelle, il me dit je vais à l'hôpital, je me sens pas bien. Après le samedi matin j'ai parlé avec lui, il parlait avec sa femme. Et au moment où je prends le double appel, donc je parle avec lui, il me dit attends, les médecins doivent m'examiner. Et après de là, je n'ai plus jamais entendu et il est parti. Hormis d'avoir été mon agent, ça a été aussi un de mes mentors dans le monde du football. Parce que c'était d'abord quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un de passionné, c'était quelqu'un surtout de très très intelligent.
et qui arrivait avec certains mots, avec certains gestes à expliquer sans trop s'épancher sa manière de voir et sa vision de la vie et du football en particulier. Et c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés parce qu'on avait beaucoup d'échanges hors football. Et c'est ce qui m'a donné aussi un petit peu certaines lettres comme diraient certaines personnes, de sagesse que j'ai. Je pense que la plupart de ces choses-là, je les ai aussi reçues de Pape Diouf. Voilà tout ce que Pape Diouf m'inspire à 1 an je ne sais pas si oui, après son décès. Oui. Effectivement, il y avait plusieurs clubs qui s'intéressaient à moi. Giroud avait fait l'effort justement de venir jusqu'à Bruges pour me voir avec Pape Diouf. J'avais suivi les conseils de Pape Diouf en disant effectivement et que j'étais d'accord pour aller finalement rejoindre la Auxerre. Et la nuit portant conseil, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, le lendemain, j'avais décidé d'appeler Pape et lui dire que je préférais ne pas aller à Auxerre parce que même si ce n'est pas loin de chez moi à Paris, c'était quand même un village ou un petit coin qui voilà, quoi, n'avait rien d'attrayant. Et il m'a rappelé l'éducation que j'ai eue de mon père, qui était un homme de parole, qui disait qu'un homme se juge aussi par sa parole donnée et par sa parole tenue. Et donc, il me l'a rappelé en disant que lui aussi, c'était ses principes et qu'il ne délogerait pas que j'irais à Auxerre. Et finalement, la suite nous a donné en tout cas, nous tous, entièrement raison. ci témoignage yooyu nga def ma ñëw ci Marcel Desailly mooy wax noonu ma ñëw ci Thierno defe naa ni ñi fi ñëw tey ci ay tubaab ay ñu mu nekkaloon di liggéey ñi jooy ñi ngi wax seen diggante ak Pape Diouf ñii di ay joueurs yoo xam ne moo nekkoon seen agent tette leen dimbali leen ba tey jii ñu ànd ak moom foofu lan nga nu mën a wax ci tubaab bi ba pare seen dernier instant lan la Pape Diouf wax. ñi ñëw ñi ñu wane nañu Julien Fournier mooy ki ma la wax mooy c'est le patron de l'OGC Nice. Marcel Desailly, comme je disais, était intimement lié. Marcel Fongane Pape Diouf, Fadiga, Etienne Mendy. Etienne Mendy, bu ma neexee ne mooy sama seex ci Pape, c'est mon jumeau. waaw man ak moom. mun naa ne bu weesoo doom yi mu jural boppam. muy doomu gaño. man ak Etienne Mendy ñooy doomu. moo tax ma ne ko man sama seex la ci Pape. donc moo leen tàggat ci affaire waaw moo ñu tàggat parce que Etienne dafa nekkoon joueur. Pape di ko gérer. moment bi muy nekk joueur comme dafa amoon relationnel bu baax Etienne moo daan indi joueurs yi di ko jox Pape ay yoo xam ne ay coéquipiers am. ba mu paree tout naturellement Pape ne ko kaay sama wet. man sama rencontre ak Pape stade la stade daje nii ñu daje c'était benn match jubilé fii Sénégal. bu mu organisé woon xam nga jubilé wala match de gala ñu daje di waxtaan. ma wax xamal naay kan que maa ngi yëngu ci football bi wax ko quelques relations yi am bu ñu échangé depuis jour boobu taxale ko ni saa yu may yeggee mu may woo. danaa ko bëggoon naa jël jikkoom yëpp sauf benn jikkoom mooy noctambule. tey bu ma noctambule Pape Diouf fa tax ma noctambule. parce que ndeysaan dañ am moom day ne man maa ngi basé Paris moom mu ngi Marseille. comme man dafa maa doon gérer joueurs yi au quotidien yenn joueurs yi. donc chaque jour de Marseille on faisait le bilan de la journée mu woo ma ne ma sama rak nii sama rak lii ma ne ko waaw mu wax mën nañ dem ba presque 4 heures du matin boobu temps sax maa ngi jàng encore pare gu woon. léeg-léeg mu ne ma sama rak waaye il est 3 heures dama tëdd demee xanaa doo jàngi. donc ñu dem ba relation boobu dem ba nekk relation boo xam ne quasi filiale la dootul amatuma relation moom affaire agent. fekk ma nekk sama beneen liggéey. benn moment mu ne ma sama rak gis naa ne métier bi vraiment yaa ngi ciy góorgóorlu gis naa la ci sentir naa la ci. ma ne ko waaw mu ne waaw mu ne ma xam fan nga nekk ma ne ko non man maa ngi toujours liggéey ci benn compagnie d'assurance mu ne ma bon xoolal réfléchis bien man je pense que nga ñëw ci man en temps plein moo ma gënal parce que gis naa apport bi may amee ma ne ko waaw mu ne waaw ma toog xalaat ne ko grand man mu ne ma non ñaata nga am fële ma ne ko non lii laay touché du ma la nëbb mu ne ma waaw démissionné ma démissionné mu ne ma jox ma bu suma laaj lan nga bëgg ñaata ngay négocier dafa ñëw na ma am signal ma joxal ma ko c'est benn contrat durée indéterminée ba tey ji ñu dem ba benn moment bi ñu dem ba gis ne ñu ngi commencé am maturité mu ne ma sama rak xam man nag ndeysaan bu suma woowee Thierno sama rak rek ngay dégg ma ne ko garaaw dafa dem ba nit ñi sax suñu xarit tubaab bi dañu doon saboté bu ma ko xoolee rek balaa may wax ñu ne ma sama rak grand tellement c'était un réflexe ñu dem ba gars yi xammee ñu ci loolu fu muy dem maa nga sa ginnaaw ba tubaab bi di ko xool ne ma Pape Diouf Junior. man
muy dàkkantal boo xam ne bokk na ci yi ma gën a neex. mu nga taxaw xool ma ne Pape dama léeg-léeg bu ñu ma njëkkee ne Pape Diouf Junior dama gëstu ne waaw dafa mel ni que maa ngi ci yoon bi kon. grand bi cultiver loolu imposé ma ci biir milieu football bi. fu muy dem mu ne ma foo nekk ma ne ko mu ne ma jëlal avion fekk ma fi tel endroit ma tegu ci yoon bi mu yaatal ñëpp yaatal ne ma Samara mu ne ma da nga am xadar trop da nga bari xadar boo ci tegoon tuuti tey mën nga sori ci métier bi donc il faut nga xam il faut savoir gérer la relation humaine. boobu daal jikko booy rëbës ba ma jàppoon. liñ ne nii rek ma. ndeysaan ñu nekk ci mais nekkate li bi nekkin boobu yow grand bi mu ma doon seetaan di ma xool ba benn moment mu ne ma daal sama rek je crois que daal dans 2 ans daal je vais prendre du recul dama sonn parce que maa ngi commencé jëm mag te vraiment métier bi day changé. te joueurs yi avec année yi plus ñu kii da ngay dem ba benn relation bi dootul nekk relation agent joueur day nekk relation papa ak doom. te xam nga léeg-léeg du ma leen mun a suivre. au quotidien man daal xam naa damay préparer dans 2 ans daal yaa ak Etienne ngeen xool. bi mu koy wax man maa ngi ko grand yow li ngay wax mënta ne. cey yow man boo fi jógee fu ñuy wéeroo déet yow kañ toogal fii tant que yaa ngi fi ñu ngi sa ginnaaw. far yàlla def ñu dañuy waxee di ko café ba benn jour rek mu ne ma nag il faut qu'on parle sérieusement ne quoi. mu ne ma sama rak kaay Marseille dañ ma contacter ma ne ko mbaa mu ne waaw dañ ma contacter pour être le manager général du club alors tu sais pour moi ne seen gestuelle bi ne ma tu sais pour moi un Marseille d'adoption gravir les échelons ñëw ba nekk manager général c'est quand même un rêve. Ah oui. Le métier d'agent j'ai fait le tour. Alors qu'est-ce que je sais pas léegi nag bu la ma ci jaaxal du man yéen laa ci xalaat donc réfléchir ma ne ko grand déet amul réflexion doo dem ma ne ko doo dem Marseille donc suñu société mu ngi dox am nañ tour mu ngi dox mu ne way mais le challenge est tentant. Oui. mu woo Youssou Ndiaye ancien ministre de sport. ak moom woo président Koumé. Mamadou Koumé. woo Samba Diarra Sey Bàcc. waaw Bàcc Sey mu doon ku ko jege. trop xam ne léppam Bàcc la. dinaa la def benn anecdote gis nga bii bés bii Bàcc génne àdduna. si rob laa njëkk a gis sama grand Pape Diouf ébranlé. ma xam ne grand bi nekkul parce que Bàcc may nekkoon moitié ñu nekk ci noonu ba benn ma Bàcc ne ma sama rak je crois que sa grand fu ne nii ma dem Marseille bi nekk togg na ko ba pare day dem léegi kañ xool leen noo leen di jéem a xool société bi ngeen doxalee ko. ndeysaan seetoon loolu rek de ma lay wax ne lu important. mu ne ma xam naa ne da nga tag ma taxoon ma nga xam ne dem bi may dem Marseille xam naa ne sukku na pendant 2 jours ma nelawuma it mu sentir ko ci man mu bàyyi ba 2 jours mu woo ma ne ma léegi pour dalal sama xel de mooy li ma wax relation humaine mu ne ma dama bëgg nga ñëw léegi ànd ak man Marseille. parce que xam na ne dama nar a wéet. mu ne ma dama lay yóbbaale Marseille pour dalal sama xel dama lay def responsable de recrutement yàgg Etienne Mendy. ndeysaan. mais ba léegi man doyuma mais comme boobu daal nee na ma damay ànd ak yow rek. pour ma ànd ak Pape rek toujours ma ne ko acca nañ dem Marseille. wax ma poste bi ma fay jox li nga ma fay touché ni kii mais ci baaxam. le lendemain mu ne ma sama rek je sais que wax naa proposé naa la nga ñëw Marseille mais xam naa ne man de naa la xam benn affaire neexuma. ma ne ko mais grand pourquoi tu m'as proposé de venir à Marseille à côté de toi pour man toujours à côté de Pape rek. ndeysaan. mu ne ma déedéet Marseille je connais cette ville là je connais ce club. ça fait ses enfants à la minute et ça les tue. mun naa ñëw léegi signer Marseille nekk manager général peut-être président suba ñu folli ma fa. mon problème c'est pas man yow laay xalaat. te tu es encore jeune tu commences. donc j'ai eu une idée. ma ne ko mu ne ma Etienne a ngi fi mu ne waxtaan naa Etienne mu regroupé ñu. mu ne dama leen ni bàyyil société bi France laa wax de. société Paris. nga toll ni mu monté société ak société bu toll ni mu tolloon dayoo bi. mu ne ma damay société bi dama koy bàyyi seen loxo yow wax Etienne mais yaag Etienne bu fu mu ne nii su ma leen bàyyi yéen kese ak société ni mu toll dayoo bu mu am gars yi dañ leen di xeex sama mbokk taay dinañ ñëw dinañ jéem a faagaagal. di kii bàyyil ma réfléchir nu ma koy stratégie bi muy teg ma ne ko mu ne waaw. ne ma dinaa ut benn kenn koo xam ne dama koy taf ci yéen mu nekk doomu réew mi tubaab. mais dinaa ko segg ci ñu bari ne leen dem na nag moom
mu segg ba gis benn waaye bu ñuy wax Pierre Frollo. mu nekkoon directeur administratif Paris Saint-Germain. en même temps directeur financier. qui venait de démissionner du PSG mais il avait un carnet d'adresse bu toll nii parce que position bi mu nekkoon la pendant 10 ans Paris. fa nekkoon xaritam. mu ne ma comme léegi nekk na agent pour bañ yéen gars yi song leen frontalement bàyyi ma jël ko ji taf ko ci yéen. loolu yëpp ci biir protection bi mu am ci man ak Etienne. noonu la société bi. toog naa man Thierno Seydou musuma xëy dem naa kii ma ñëw ñu ne ma am fa nekk am société qui était une des plus grandes agences de agent de jour. jërëjëf kon gis ngeen Pape Diouf ni mu bëggee mbokkam ni mu mën a dimbali nit. dëgg la te loolu jikko bu rafet la boo xam ni boo de ba ci ginnaaw bu fekkee ñi koy def wax nekk mbokkam. kon mbokk yi bala may ñëw ci yéen ñu déglu waa këram lan lañu seedeel Pape Diouf. incha allah baax nit ku fonk xarit fonk nit fonk mbokk ba pare nitu teraanga mun def lu baax boo nekk ak moom jarul sax nga koy wax soxla moom ci boppam saa yu nekk ak xarit buy tàggoog moom dina am lu mu jëflanteeg moom noonu la meloon ak ay mbokkam noonu la meloon tamit ak ñi nga xam ni ci football bi la leen xamee ak ci sport bi de manière générale ak ku ko romb sax ni ko Pape Diouf dina ànd man ak moom ni romb ni ko Pape Diouf mu taxaw ma ne ko da nga ko xam ne ma déedéet xaw ma ko Dieng waaye comme ko woo na ma rek xam naa ni kii xam na ma wala mu sopp ma donc comme ni nga wax rek tey jii di anniversaire u génn àddinaam mu am at muy 31 mars muy bés boo xam ni tamit bés bu diis boo xam ni kenn du ko fàtte muy nekk comme li ma la wax nit ku baax dafa ma daan wax Pape bu mu ñëwee Dakar bul xaar sax ma lay woo man su ma ñëwee su ma logé wul Teranga maa nga Méridien boo yëgee ne ñëw naa ñëwal fekk ma fa jarul sax nga may woo di ma laaj foo nekk ak foo nekkul yow suma xarit nga xam nga loolu dafa rëy muy nit koo xam ni quand même bi mu demee tamit yëg naa ko bu baax kuy xarit tamit yëg na ko may tey rek laa woo soxnaam muy ummi parce que ma nga France di ko ziare ci bés bi di ko jaale ak xale yi tamit mu may fàttali lu bari ndeysaan sama diggante ak Pape Diouf muy tamit moom ci wàllu boppam koo xam ne ku jàppale woon Pape Diouf la ku ko taxawu woon la donc daal maa ngi koy jaale mbokk yi surtout Maguette Diouf rakkam bu jigéen ak tamit ñi nga xam ne ay xaritam lañu ñoom Sega Bass Camara ñoom Cheikh Nia bu Course Hippique ay ñoom Ablaye Ndiaye ñi nga xam ne daal bu ñëwoon Dakar ñoom lay àndal puisque ñoo dëkkandoo woon Fan Hock ay xaritam du Silla moom génn na àddina xaritam bu mag la woon ak Assane Silla. C'est un passionné du football local supporter u Jaraaf la Marseille nag honoré nañ ko bu baax a baax que foofu def nañ ko hommage à Marseille le Provence def nañ ci article yu mag ak l'équipe ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ku mu fa fekk waaye Sénégal perte nañ maanaam nit ku mag. dëgg la nit ku baax la woon. wallaay. naag moom sëy bu rafet. est-ce que bëgg ma lool bëgg sama doom trop yàlla may nañu benn doom. Pape Diouf ku baax la woon ku bëggoon yaayam la ku bëggoon famille la mosuma jënd xarum tabaski sama dund. mosuma xam jënd dinaaru korité ci sama dund. ma mosuma jëndal sama doom dara benn pepp yére mosuma ko jëndal sama doom Pape Diouf mooy defal lépp doomam Pape Diouf mooy may lépp doomam man dama mel ni fonctionnaire laa buy liggéey sama dépense sama pension alimentaire mosul manqué ci àdduna. Pape Diouf il était discret Pape Diouf bu la mayee pare na ci xaritu yaayam laa woon xaritu jabaram actuel bi mu takk. Pape Diouf daal lu ma mën a wax ci moom bëri na trop nit bu bëri sutura la woon nit bu ma yërëmoon la nit bu ma faj la sama feebaree gisuma kenn gisuma yaay gisuma papa gisuma kenn Pape Diouf rek laa gis sama doom gisul kenn Pape Diouf nit ku yiw la woon Pape Diouf nit ku bëri woon sutura la woon nit ku bëggoon yaayam nit ku bëgg famille nit ku bëggam ñëpp la nit ku bëgg sénégalais Pape Diouf daal lu ma la ciy wax Diop yàlla na xippee àjjana. amiin. yàlla na xippee àjjana. fa mu féete woon doomam yàlla na fa yàlla féete sama doom. ndax yàlla benn doom rek la ma may. amiin ak moom. mu tuddee ko baayam ma fonk famille boobu torop. fonk naa leen torop. yàlla na leen yàlla fay. amiin yàlla na leen yàlla dolli daraja. amiin Sénégal Youssou Ndour xam naa ko bu baax sama xarit bu baax la xam naa Youssou Ndour bu baax. jërëjëf sama xol fees na. mënatu ba wax. yal na yàlla fay Pape Diouf. amiin yal na yàlla teg loxo ci njaboot gi fi bàyyi. yal na yàlla aar njabootam. maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant sama ndey ak sama baay maa ngi tudd Maguette Diouf
parce que ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay man maay sama caatu yaay ak sama caatu papa ma gën a ndaw ci sama yaay li mu jur ñetti góor lañu ak benn jigéen muy man. Pape Diouf nag nekkoon mag ju baax mag ju yiw ku ndeyam gërëm ku bàyyam gërëm su ba tey dama ne di jooy dama jooy ba sama bët yaa ngi ni lëndëm ma koy ñaan yàlla fa mu jógee fa mu jëm yàlla na gënal fa mu jógee moo yore woon kër gi di fay ndox di fay lampe di fay téléphone di ma jox lu may dundee yóbbu na ci yonent bi ñeenti yoon ak chaque année mu jëndi daamar jox ma benn daamar bu bees ba mu demee ba léegi maa ngi koy jooy rek te woon noppi jooy ndax ba sama bët yi ngi commencé di yàqu tee na Seydi nag nekk nit ku baax taxu Pape Diouf lool ba tey jii kaamil bi ñuy def tey mooy indi xaalis ba démb mën nañu wàccee kaamil Pape Diouf ak xarit bi ñoo wax Léopold Ngom seetaanuma chaque jour Léopold Ngom dina indi enveloppe jox ma ko ni ma maa ndax xam naa fi la Pape Diouf féete woon sama jëkkër doom Baara Seck ma koy gërëm moom tam bàyyiwuma benn yoon ma dimbale ci yéen ak sama doomu liggéey Medoune Seck ba leen di ñaanal yàlla fu ñuy jublu yàlla fa yàlla jublu sama yaay nag nekkoon nit ku baax nekk jullit sama yaay daan dimbali nit ñi daan def lu baax sëyal sama papa sëy bu rafet sama papa di ko ñaan ni ko daa am doom ñëpp di dégg mu tax papa ñëpp dégg nañ ko jaarama Diouf man la sama mbaax mbaax def fi dara zéro faute dootuma jooy ndax benn chérif moom wala ñu ma jooy moo tax sama tey maa ngi jooy du ma génne benn rangoñ tey sànq su ba tey ma xëy maa ngi jooy sama bët yaa ngi leen gis tuma dara fi ma nekk nii benn chérif adda moom woo ca marché ne ma bàyyi jooy yi bu jooy sa mag yi man ndax ku ñëpp jooy waroo jooy te wax na dëgg addina bi yëpp ma jooy Pape Diouf mu nekkoon nit ku baax nit ko gore ku dëggu ku bëgg famille ku bëgg yaay ku fonk yaay fonk baay sama maam ni nga tuddee sama ki nga tuddee Pape Diouf turam ki nga tuddee moo jur sama papa sama papa bëggoon ko lool fonkoon ko lool macha allah loo wax mu ni baay sama papa fekkul dara ci moom mu teral ndeyam kër gi ñu toog moo ko defar kaw ak suuf moo ko defar laaj ci kenn dërëm soxla loolu kenn dërëm amee woon ma di ma dimbal ci wërsëgam musuma jooy dara sama mag yi muy dund musuma jooy dara kenn xam na ma dara di sant waa TFM bu baax a baax di sant Youssou Ndour di sant ñëpp di sant samay mbokk ndax Pape bi mu demee ba léegi metti na sonn ndax ku ñàkk ku mel Pape foog nga jooy ko tey su ma xëy bu soo ba léegi dama jooy ba sama bët yëpp mu ngi nii lëndam maa ngi koy ñaanal yàlla fa mu jógee fa mu jëm yàlla gën a fi mu jógee Thierno Seydi yàlla nax yàlla fay Thierno Seydi yàlla nax yàlla fay taxawu na ma jàppale na ma Thierno Seydi yàlla nax yàlla fay bàyyi naa ko ak yàlla maa ngi koy ba at ñëpp dégg Thierno Seydi Pape Diouf dana waaye taxaw na gannaaw Pape bi mu rafet tey ci suba enveloppe démb enveloppe ba fort la ma yónni ni ma nañu wàcce Pape Diouf kaamil ci suba laa xëy wàccee Pape Diouf kaamil ñu defal ko fiddaawu yàlla na si yàlla jotee bi bàyyam dëddoo 74 ba léegi moom Pape Diouf sama yaay 2006 at bu jot mooy jox xaalis ni ma ñu wàccee kaamil at bu jot mu jox ne wàcce sama yaay kaamil wàcce sama papa kaamil keroog ba ndeyam gaañoo dafa taxaw ba ndeyam boobu tam ngeen di président Marseille dama ko woon ne sama yaay feebar na mu bàyyi yëpp ñëw ànd ak man ci clinique ba fi ñu toog sama yaay su guddee mu ñëw fanaan ci guddi ba yaayam tane mu dem yaayam dafa tane mu dem rek dafa dem yaayam gaañu ma bokk nag sa yaay gaañu mu ñëw boobu ba léegi Pape Diouf tegu loxoom ci biir kër gi lañ ba sama yaay dundee ba léegi Pape Diouf moo ñu jox dund jox ñu lu ñu lekk jox ñu lu ñu naan yal na yàlla fay ci fa mu tëdd sama xol sedd na ci moom du ma jooy tey dootuma jooy nag yal na yàlla xare àjjana yal na la ci lu mu fi doon def mag ju baax la fonkoon ma am fu ma teg yiir ma suturaal ma fonk yaayam bëgg yaayam musul gëm sëriñ boo xam ne sama yaay mooy sama sëriñ musul gëm kenn loo xam boo ko ne bi mu nekk président Marseille bu sama yaay demee def ay ñaan jox mu rey ne ak sama yaay bu mu yàq xaalisam man mooy sama sëriñ moom laa gëm su ma ko joxee ba xam sedd rek sama ko sedd musul gëm dara pour sama yaay gëm baayam fonk baayam def lu baax ci ay mbokkam suñu benn doomu baay bu silmaxa daf ko raser këram def na ko kër ba mu baax chaque weer mu jox ma dem jox ko dund Pape Diouf mu def su ma ko dee wax sax dama fi fanaan waa Marseille ñu ngi ma ay audio yu bari ay vidéo yu bari yu ma yore nii imam ba ci am nee na Pape Diouf jàkk jooy moo ko financé te discrètement te kenn xamu ci dara da daan mën nga toog mu may la million te kenn xam ne may na la million lu mu def yàlla tax yàlla kese rek daan dimbali bu ñëw ñëw fii dana béccee ko xaalis bu takk ku ñëw mu teral la man nag dafa ma teral ba man dama ko bàyyi ak yàlla nag yàlla fay ci fa mu jógee du ma jooy de chef bi ma ne moo suba te maa ngi jooy chef bi ma ne bul jooyti waaye li ma géntee ci rangoñ yàlla na ma yàlla baal je me remets à Dieu yàlla soxla yàlla ñu ko yàlla ko delloo ba ci mu delloo ba ci yàlla maa ngi tuub sama borom rangoñ yi ma génne tey ji waaye c'était plus fort que moi sax mag gi loo xam ni dafa am valeur baax yiw lu ma defal fàtte na ko
nekkoon sama ndey nekkoon sama baay féete woon ma fu nekk nag macha allah yal na yàlla xale àjjana yal na xibbi àjjana gën kawe bàyyi naa ko yàlla Thierno Seydi maa ngi wax ak Thierno Seydi bàyyi naa ko yàlla yal na yàlla fay Thierno Seydi fu mu jub yal na yàlla jublu jub man de sa mbaax yal na xibbi àjjana li ma daal du ma jooy waaye. C'était une bibliothèque, c'était un sage, c'était... Ça, c'est très difficile parce que quand je dois parler de Pape, j'en dirai toujours trop ou pas assez. Et ce n'est certainement pas l'exercice où je suis le plus doué. Je sais simplement, qu'est-ce que je veux dire? Il me manque beaucoup, 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 beaucoup. Un an après, dafa mel ni que mbir mi tey la parce que génn àdduna Pape dafa changé lu bari ci man dafa ébranlé lu bari ci man. mais boo nekkee jullit day am imaan di ko nangu dama ko nangu parce que yàlla kenn du xëccoog moom lu mu def rek xëy na dañu moo gënalu ma woon nag war naa mun nekkoon fii encore sama wet parce que dafa nekk loo xam ne sama wéeruwaay la woon mais comme suñu borom bu soxlaa ñëpp a ñàkk man nangu ko mu nekk moment bu difficile mais am naa yaakaar parce que bu ma déggee témoignage yi depuis 1 an li nit ñi wax ci moom ak yéen a gi nit ñi am ci wax ñaan yi ñu koy ñaanal damay rafet njot ne xëy na suñu borom dana ko teeru àdduna firdawsi gën a kawe ndaxte jëfam ci àdduna niilul la preuve yéen ñëpp a ngi fi tey boo demee foo dem ci àdduna bi tey ñu ngi wax Pape Diouf donc lañ ko sant yàlla tey jii nan la ñu mën a jàng ci moom Pape bibliothèque la Pape li ñu mën jàng ci moom dafa bari dimension humaine am dimension li ñu ci mën wax dafa bari buñ ci nar buñ ci naroon xuus duñ ci jógee dafa xam ne koo xam ne àddunaam jëriñ na parce que nit ñi ba léegi ñu ngi waxtaanee Pape xam nga loolu rek dafa doy yaakaar ñëpp a ngi waxtaanee Pape tey boo demee France foo dem ci àdduna bi ñëpp a ngi naan Pape donc ça veut dire que aujourd'hui jaaram ci àdduna niilul la preuve àdduna bi yëpp a ngi koy tudd tey mu doon koo xam ne dafa ñu inspiré man ku mel ni man parce que bu ma nee bu weesoog sama ndey sama baay lu ma nekk tey ci àdduna moom la parce que xool ma dafa am cofeel dama yaakaar man rek la Pape bëgg en fait et képp ku wax ak Pape bu génne da nga yaakaar ne Pape yow rek la bëgg man looloo ma dal ak Pape ba nit ñi nangul ma ko parce que fu ma dem nañ ma naan Pape doomu Pape daf may jox benn impression boo xoolee Thione Seck ak Ablaye Mboub li ñu naan fu ma rombee ñu naan la kii mooy doomu Laye Mboub xam Thione Seck woy na ko man tey fu ma romba dañ naan doomu Pape Diouf nga ne mu doon loo xam ne dama ciy bëgg waaw dama ciy kontaan léeg-léeg bu ma sama journaliste tubaab bi di ma woy Pape Diouf Junior bu ñu ma ko waxee sama xol day sedd dama naan comme ñu ngi may dem ba di ma tëkkale Pape Diouf ba ma ko kii rek ça veut dire que xëy na maa ngi ci yoon boo xam ne xëy na moom ca la jaaroon ma koy sant yàlla bu baax di xamal ne vraiment adduna yëpp di remercier parce que nit ñi fële ñu lay woo fu ne man dafa mel ni dese Pape bi dama ci jógee am ay xarit yu bari fu ma dem ci aéroport yi da ngay gis ni di ma woo di ma dëfal di ma jàll vraiment mu doon loo xam ne vraiment maa ngi koy nangul maa ngi remercier ñëpp adduna bi yëpp parce que nit ñi bokk nañ ko ak man métit bi nit ñi partagé nañ ko ak man moo tax mu di yan bi diis na parce que Pape warta bu génne adduna bañ a existé ci moo tax man ak ñeneen ñu muy tete ñu xam ne ñoo nekkoon ay ñu xam ne dañ ko jege dañu décider ne lépp lu mu bëggoon sumba nekkoon ci dañ ciy jéem a jàpp diis na nag parce que Pape dafa am benn dimension wax ñun ñëpp kenn amu ko ci mais dañuy jéem tey par exemple tey ca Marseille ñu ngi lancé fondation Pape Diouf pour le sport le développement et la paix ñu ngi koy lancé tey loolu yëpp pour perpétuer œuvre am xaw ma ndax dinañ ko mën a yeggale parce que comme je dis Pape beneen dimension loolu mais en tout cas daal ñu ngi ñaan ñëpp kuñ ci mun jàppale jox ñu ay conseils on est preneur pour que Pape turam bañ a nax saay loolu moom dafa nekk combat boo xam ne le restant de ma vie dama koy mëne. ki fi jógee moo toll noonu nit moom boo béyee sa waar li nga war a def ci àdduna bi nga def ko ànd ak nit ñi liggéey bi ràññeeku yóbbu raaya Sénégal ci li mu doon yëngatu ca fa mu gën a kowee ci àdduna bi ku ne xam ko ku ne xàmmee ko ku ne itam respecté ko parce que loolu mooy li am solo bu fi jógee fokk mu am lu mu fi bàyyi te loolu nag ci njabootam ci ay xaritam ci ay am di jàmmam ak ci monde sportif bi yëpp y compris ñi ko xamul woon ku ne
war nga ko mën a sànnil tuuti ñaan ndax fa mu nekk suñu borom teeru ko loolu du mën a ñàkk ndax nit kee toll woon noonu te liggéeyam itam moo toll noonu. Pape moom de toute façon liggéey rek la xamoon waaw li mbébét googu nag di mbébétu gagné Coupe d'Afrique mooy suñu mbébét ñun ñëpp ñuy ñaar rek suñu borom mu yeggali ko. seede yi may def ci Pape mooy am ak affaire ak nit ku baax nit ku baax nit ku bare yërmande nit koo xam ni gëmloo nañu ñun les Africains qu'on peut faire encore plus que ce qu'on est en train de faire donc loolu moom moo ñu ko gëmloo moom moo ñu may doole ba nga xam ni fi mu ne nii fipp nañu ci yu bare ci instance football yeeg yooyu yëpp mais Pape moo ñu dooleel doole boobu man nag j'ai eu la chance bi ma am ak moom mooy que dañu cheminer pendant longtemps parce que man ci joueurs yi nga xam ne ñoo jëkk signé contrat ak Pape man ci laa bokk ci ñetti joueurs ñeent yi jëkk signé ak Pape man ci laa bokk donc voilà muy quelqu'un koo xam ni il nous a énormément aidé dans notre carrière suñu carrière sportive yi là donc aidé nañ ci lu bare mais vraiment macha allah nit ku baax a baax ba pare nag am respect ci nit ba pare nag nekk bañkat. bon anecdote man bi ma am ak mooy que man bi ma jógee Marseille dama jógee Marseille après dem signer Caen bi ma signer Caen Pape moo nekkoon suma agent donc quand on est arrivé là-bas au stade on était avec le président Fiolet ñu ngi nekkoon ak président Fiolet moom moo doon président stade Malherbe de Caen bi donc là c'était pour discuter en sorte de mon contrat mais bi ñu accès kër ga la añee ndeysaan après bi ñu añee ba pare après ñu enchaîné dem stade bi mais bi ñu àggee il avait son avion à prendre à 3h30 yooyu à Carpiquet là-bas en Normandie donc bi ñuy ñëwee dañu toog en 5 minutes mu xamal président bi ni ko kii Marseille la jógee international la te man dama am avion bu may jël donc affaire bi discussion bi moom day gaaw léegi jël préposition yooyu teg ci table ji ni coach ni président bi ou lii la ou ñu jël avion bi ñibbiwaat Pape ñibbi man ma ñibbi mu jeex mais en laps de temps je me rappelle en laps de temps même pas en un quart d'heure 20 minutes le contrat il était réglé déjà que le président a accepté en sorte le contrat donc loolu mooy wane doole ak fayda bi nga xam ni Pape amoon na ko par rapport ak di ñu dimbali suñu carrière sportive bi di ñaan yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na saraxam yàgg suñuy loxo yàlla na ko yàlla suñu borom bi xaral àjjana firdawsi vraiment ñu ngi koy ñaanal lu baax suñu xel a ngi nekk ci moom bu lu bare mais am nañu yaakaar ci moom parce que avec tout ce qu'il a fait pour les jeunes ak suñu carrière ni mu ñu def yëpp ak plus de 150 joueurs yoo xam ne moom moo leen yoroon ku nekk mu tette la dimbali la ba nga tekki tey vraiment mënuñu def loolu ñaanal ko rek yàlla xaral ko àjjana firdawsi amiin te yàlla dina ko def ci yërmandeem incha allah. Pape di xanaa seede yu rafet rek la ñu am ci moom je pense que nekk génnul ci xolu nit ñi parce que dafa nekkoon nit ku nga xam ne amoon na taxawaay en tout cas ci sport monde bi yëpp rawatina ci Sénégal également aussi ak France je pense que nit ku mel noonu quand même boo ko pertee mais dafay nekk lu nga xam ne lu doy war la parce que Pape quand même am na qualité yu nga xam ne ay qualité yoo xam ne vraiment jafe na gis ci nit mooy nit ku nga xam ne bëgg na dëkkam nit ku nga xam ne également aussi ñafe na ba jóge ci situation journaliste boo xam ne moom la yóbbu woon France mu effectivement nekk président Marseille je pense que loolu xarañam ak compétence am ak kii moo tax mu agsi foofu tey nag bu ñu ñàkkee ko mel noonu mais vraiment rafet na à chaque fois nga xam ne bis bi dellusi na waat ci at mi vraiment ñu sargal ko jox ko vraiment wàccuwaay bi nga xam ne moom moo am ci moom je pense que mérité na ko te jar na ko te pense que en tout cas man personnellement je compatis à ça et vraiment daal maa ngi koy ñaanal encore yàlla xare ko àjjana quoi. je pense que li mu gën a marqué ci football africain mooy taxawaayu nit ki ñuul bi mu taxaw ci wàllu football mondial mooy li ma la wax nii quoi nit ku nga xam ne tey am nga taxawaay boo xam ne tey. rare nañu gis en tout cas président d'un club français bu mel ni Marseille boole ci encore mais taxawaay boobu rek bu taxaw rek vraiment sigil na en tout cas africain ba nga xam ne compétence yi ñuy wax ne européens ñoo ko am nit ki ñun am nañ ko te moom xeex na ko ba am ko loolu déjà rek je pense que marque la bu nga xam ne indélébile boo xam ne vraiment mënul effacé wu je crois que loolu rek déjà doy na ko marque beneen bi nag mooy mu nekkoon ku xarañ
ci wàllu xam-xam ci wàllu football ci wàllu analyse ci wàllu journalisme je pense que loolu yëpp nekk na lu nga en tout cas yu bëri yu nga xam ne en tout cas vraiment jàpp gis nañ ko ci moom. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen seede yu rafet yooyu nga xam ni indi nañ ko ci nga xam mooy Pape Diouf yàlla na ko yàlla yërëm ñuy ñaanaat rek. dégg nga Khady Tall mi nga xam ni moom la njëkk a jël am ci benn doom tudde ko papam li mu seedeel ci njàngale mu rëy moo ci nekk. ci jël jigéen yàlla dogal ngeen tàggoo nga yor sa doom yoraale ko. tey mu jooy yu métti yooyu. dëgg la waay. ngeen dégg aussi ki nga xam mooy Roqee Diouf di rakam mi nga xam ni lu ne wax na ko Thierno Seydi mi toog. wallaahi xam naa ne jëf lu baax daal Mamadou. am na solo kenn du ko def ba pare di ko rëcc. dëgg la dégg ngeen Saër Seck. mi nga xam ni nit ku baax la. ku nu xam ci réew mi. koo xam ni ci wàllu sport ku nekk jox na ko cër. ci wàllu xam-xamam. di la duyee Lamine Fofana xaritam ñoom ñëpp ma leen di nuyu. waaye Mamadou lii rek ci dimbali sa waa kër. dimbali ko nekkal. ndeysaan exemple la bu Pape Diouf joxe ci nit ñi war ko jàpp. parce que léegi am nit bàyyi ko. am ak moom njaboot won ko ginnaaw dem. bàyyi koog njaboot ga dafa mel ni dafa xew. billaay dëgg kon leçon yi ñu war a jàng ci Pape Diouf tey. bokk na ci mel noonu bala may ñëw ci ki nga xam ne mooy Mbaye Dièye. bàyyi na fi leçon bu rëy Abdou Aziz. mbokkum Makhtar Diouf. ak Ibrahima. ak Roqeetu mi génn léegi nga xam ne amul benn xol bu tooyul ndax kàddoom yi nga xam ne mii moom la wax. te mu jëm ci càmmeñam li Abdou Aziz. Yacine Mar dafa wax léegi ak ki nga xam ne kii mooy Pape Fall mu Alaaji Fall mbokkum Mara ak Mariane Tourpin ñoo dëkk waagu ñaay ñoo diggoo ay tool kii daa dëkk bopp ki dëkk waagu ñaay mu wax baat boo xam ne bii baat bu foor la waaye kii Roqeetu bi mu tàbbee dafa topp bi ci ki nga xam ne kii mooy Thierno Seydi wala rek ginnaaw wallaay ginnaaw Abdou Aziz ku ne mën na kanamam ginnaawam la keneen mënul dara waaye ku ne mën nga sa kanam. dëgg la. bi mu dëddoo ak léegi gor yi nga xam ne nii ku ci nekk yaa ngi fekk si Roqeetu ca biir kër ga di ko wane daal dëgg-dëgg seen amitié ak Pape Diouf amitié bu yàgg la ba mu dégg Pape Diouf junior loolu jëf a tax. Abdou Aziz. yenn dàkkantal yi am na bu tàbbee ci nit. gor si war na koo sàmm. waaye nag ki nga xam ne kile mooy Thierno Seydi mi nga xam ne nii mooy mbokkum mooy doomu Ousmane Seydi mi nga xam ne ni tubaarkal lu nekk def na ko ci réew mi waaye daal dëgg-dëgg daal moom daal xalaatam ak xelam ku ne ko jàkk di nga xam ne daal am na loo xam ne li jëf na ko ci digganteem ak Pape Diouf waaye maa ngi def dara Abdou dëgg-dëgg Baye Abdou dafa am jigéen ju baax ju ñuy wax Wurus Ñang Wurus Ñang moomu Faa Demba Ñang moom la meññ moo ko meññ Faa Demba moomu Jokko moo ko meññ Jokko Ousmane Lam moo ko meññ Ousmane Lam moomu nag moom mel ni Xadijatu moom mel ni Xadijatu mu bokk ak président Youssou Ndour mii menn maam ci Demba Sama Xëri Faal ak Sambilor Xëri Faal ak ki nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy Semu Xëri Faal seen maam boo demee ca Fuuta dañu koy raamal am na loo xam ne lii dëgg-dëgg li tubaab ne daal le sannement pas bëgg dëgg daal le sannement pas Abdoul Aziz jërëjëf loolu ngay wax le sannement pas loolu ko tubaab di wax olof ni deret du war borom borom a koy war dëgg la kon Mbaye Dièye nit ak coloré ginnaaw nit ak koo xam ni ànd nga ak moom ci ndaw mu tettali li sëy di wax tey jii ki nga xam mooy Khady Diouf ñëw wax bu rëy bii mu wax ñu man de xaw ma kenn waat Thierno Seydi mii day jooyu ma Pape Diouf ndax moom kon fàttali nit aussi ci sa diggante ak moom dafa am solo te mel ni coloré de bëgg a raf ci suñu réew mi bala ma ñëw ci yeneen élément Mamadou jërëjëf Alaaji Abdou Aziz Garmi jërëjëf Thierno jërëjëfati gis nga nit day am repère doomu aadama day am repère boo gisee ñu ne nit kuy sa baay wala kuy sa ndey ñu ne diw ñu ne accum nii rek nga mën a mel ci lu baax dëgg la waay léeg-léeg tubaab xool la ba ni la jàkk ne la t'as pas droit à l'erreur loolu buñ la ko waxee dafa am lu tax wallaay loolu boobu baat rek war na tax nit replier xoolaat boppam dëgg la waay jàngat dafa baax ci doomu aadama gis nga léegi lan ko wane ak soxnaam soosu di ummi nga xam ne moom dafay suñu jigéen mu yàgg lool super étoile yëpp nag
jaale ko. ndeysaan. parce que bu ñu mësaan taxaw ci métier mi ñuy def ak le président Youssou Ndour. moom daan na taxaw suñu wet. ndeysaan. moo tax ma naan ko yàlla na ko yàlla yokk xolu muñ. ndeysaan. valeur la ñàkk. Abdou Aziz. Thierno Seydi. boo gisee ma wax sànq ci repère. mooy ñoom dafa am seen bët fu ñu ko tegoon. waaye nag fi ñu ko tegoon dafa nekkoon nit bu généreux. dëgg la de. nit bu baax lii kay bàjjanam. lii ko Diouf ay bàjjanam. dëgg la Maguette Diouf ay bàjjanam. fa mu soxeekoo la. nit day am foo xam ne bu fa soxeekoo day dafa war di xool bu baax li muy def. deret dafa foor. dégg nga li ay mbokkam wax. wallaay wallaay. ñii ci ay sëram. ñii di ay xaritam. Maguette Diouf sëram. waaw waaw. deret dafa foor. dëgg la de. bi muy wax sànq dafa am lu ma fàttali barki Demba Ndiaye bi may xool Buuba Ndour. muy wax ci magam ji Youssou Ndour. dëgg la. dafa pare ma woo ko téléphone. ne ko deret moo doon wax. wallaay ah oui billaay dëgg la. dëgg la wallaay dëgg la. dëgg la. deret dafa fort. ñëpp a seetlu loolu ah. ñëpp def remarque wax naa ko ma ni ko Buuba chapeau lu ma la fonkoon yokk naa ko tey. ndeysaan. man dama bëgg nit ku bëgg mbokkam. nit day bëgg mbokkam. dëgg la waay. bu la dara daree ci àdduna bi wala ci mbedd mi dañ naan ani ay mbokkam. na mbokk yi fonkante. l'union fait la force. ndeysaan. ku bàyyi sa mbokk. boo gëstoo gis ku tee ay mbokkam. moo tax dañ Ndour Waly Mbergane jërëjëf. dafa boot rek. bëggoon Papa Diouf nag. Papa tamit bëggoon ko daan waxtaan ak moom Youssou. Thierno Seydi. ni mu mel rek la war a mel. waajaa ngi. Papa Diouf. ca France gu njëkk ga Aziz. sunu borom jox benn doomu aadama boobu dayow. waaye nag borom fit la woon. club bu tourné Marseille. ani Bernard Tapie. ñooñu ñëpp jaar. Marseille ragal du daaw fa xuus. boo amul woon fit doo jaar rue bu naan rue Tibano. Papa Seck xam na li may wax Makumba xam na li may wax. boobu Adja Bëkk ma nga fa. te Marseille gu njëkk. waaw samay ndijaay nekk fa Alaaji Dam Papa Mbay ñoom Selemaan. Dam Mbay ñoom Selemaan ba ci Cheikh Lo mi. mu yàgg lool. Etienne Mendy boo ko xoolee kii ngay gis. Etienne maa ngi doog a comprendre lu tax fu mu gis doomu aadama màggal ko. ndeysaan. ca ka mu jàngee la ka mu root. ka mu jàngee la dëgg la Etienne un grand monsieur. dëgg la xoolal rek li Papa Dieng Blaki wax léegi. témoignage yi mu def. ci ndem si yàlla si Papa Diouf. Saër Sène mu baax mi. le sénégalais moom itamit l'africain. ñu gëstu daal di gis Pape Fall international bi. bi ma gisee image yu Pape tey sama xol bi dafa. wallaay dëgg la kay mbay. gi nga. Fall ñàkk na nag ay ndaanaan yoo xam ni sunu football bi mënoon ñu ko téyel bu baax. moo tax ñu fi des bu ñu xaar sax ku leen woo. parce que Sénégal football bi dafa war a dem ci kanam. dafa am lu ñuy bëgg di ko yoot. muy pot bii nga xam ne moom la Afrique yëpp di xëccoo. dama jëlale mondial. Sénégal nekk équipe bu mag moo tax ñi ngànk muy sunu ministre bi nga xam ne moo yor sport moom tamit am maanaa lool ñi ñu war a woo yëpp nañ leen woo daal di dooleel xale yi dooleel entraîneur bi du ko defee li rêve Sénégal ñu réaliser ko mooy Coupe d'Afrique wax nga dëgg bay indi nga waxtaanu sori dama bay nga dem ci Baboulaye Bamba Bodian parce que dafa am buum ku nekk koo xam ne borom dafa jëf joo xam ne dañ koy fàttaliku yu mel nii te Pape jëf ju mel noonu moo tax ma bëgg mu dóoral moo ko parce que buum googu Mamadou kin ko tëggal nii dafa am lu mu def Bamba Bodian ci wërsëgam ak ci boppam cey ku ko dégg di ko seet si boo ñëwee mu teral la déggal li gan bu doxee ba guddi mu ubbil ko mu tëdd dëgg la waay mu teral ko ñu foddat ko raay ma dégg tuuti ba mu xalam ko ma doog a dellu soit ñu indi signification bi
ci Abdou Aziz ndeysaan Babou Laye